Indallahi jallala Indallahi jallala Indallahi jallala Indallahi jallala Anadiak la tax la mun wasam sa'altuhu jalla bil مختار ثم بين أنا أزال الذي اختار سألته جل بالمختار ثم بين أنا أزال الذي اختار Touba è nel centro del Senegal, all'incirca 190 km da Dakar, ha più di 2 milioni di abitanti secondo le ultime statistiche. Seconda città del Senegal, polmone e traino dell'economia senegalese, soprattutto nel commercio e nell'agricoltura. Serigne Touba, suo nonno, era un oceano di saggezza che al di là dei confini del Senegal ha creato delle catene di solidarietà effettive tra popoli senza distinzione di razza, di cultura e di rango sociale. Serigne Touba fonda il muridismo, confraternità forgiata sulla Jihadun Nafsi. La Jihadun Nafsi vuol dire la purificazione dell'anima e della khidma. La khidma è il culto sincero ed esclusivo per rendere onore al Signore, l'interazione tra popoli e il lavoro, adeguando la cultura islamica nella realtà senegalese. Lo sforzo collettivo è Murid. La promozione sociale, la convergenza patriottica fanno dei Murid dei lavoratori instancabili e leali. Oggi in Senegal i musulmani sono stimati al 94% della popolazione, nonostante ciò è un paese laico. Grande merito di questa laicità lo dobbiamo a Serigne Touba, il Santo Padre di Serigne Mamor. Serigne Murtala, pace all'anima sua, ha mondializzato i lavori di Serigne Touba. Serigne Murtala ha fondato l'Istituto El Azhar, il più importante in tutta l'Africa dell'Ovest, con migliaia di studenti di tutti i gradi, dall'istruzione primaria, secondaria e universitaria e alla formazione. Ha anche fondato Al Azhar Trasporti, una unità gratis per gli studenti e un'altra con dei biglietti agevolati per le popolazioni meno abbienti. Il suo Santo Padre, Serigne Murtala, ha contribuito allo sviluppo economico, sociale e intellettuale del Senegal. Non ha mai tollerato la passività, ha sempre combattuto la pigrizia mentale. Serigne Mamor Mbacké, sulle orme del suo Santo Padre, ha visto le sfide delle società multiculturali dovute all'immigrazione dei popoli. Ci insegna che per vincere l'ostilità dell'Occidente nei confronti dell'Islam e del mondo migratorio occorre interagire con la società di accoglienza per farsi conoscere meglio, impegnandosi culturalmente e socialmente, come insegna l'Islam, per arrivare a una cittadinanza condivisa. Non è la religione a definire l'essere umano, ma il modo in cui la vive, la sente dentro. Il mondo è una entità
globale in cui si vive a contatto con etnie, culture, religioni diverse, ma soltanto il pieno rispetto della pari dignità umana e la tutela dei diritti possono far trionfare la fratellanza. Serigne Mamor Mbacké quotidianamente ci ricorda che l'integrazione e il rispetto delle regole socioculturali del paese ospitante è l'equilibrio tra riconoscersi in se stessi e saper mantenersi nei panni dell'altro, senza stravolgere le regole e il sistema socioculturale che quel paese ha edificato. I flussi migratori si fermeranno solo combattere le mafie, riportando pace e stabilità politica e adeguando le procedure di sviluppo economico alla realtà socioculturale dei paesi di partenza. L'Africa è una miniera di popoli, di cultura e di ricchezza naturale. La sua valorizzazione e la sua emancipazione si devono basare su una visione politica responsabile dei governanti e una sovranità patriottica dei suoi figli, e non che sia solo confinata nel suo ruolo di fornitore di materia prima. L'immigrazione è una questione di lavoro e di demografia. L'Africa non può essere sempre un giardino d'infanzia dell'Occidente. Serigne Mamor Mbacké ha istituito un programma di inserzione dei rimpatriati e di dissuasione all'immigrazione clandestina con dei centri di formazione e di impiego in Senegal. Ha inaugurato questo anno una delle più grandi università dell'Est Africa, Università Cheikh Ahmadou Bamba. Grazie di averci ricordato che lo sviluppo del Senegal prende significato solo se, pensando al ritorno, inquadriamo e consolidiamo le nostre sinergie. Alle autorità qui presenti chiediamo una collaborazione più efficace tra istituzioni per una migliore sistemazione e semplificazione delle nostre procedure burocratiche. È un spanne prevalente e che non è facile sostenere che tutti siano ugualmente des. Serigne Mamor Mbacké damay wax ni que facteur de développement la. Acteur de développement wàllu la, mais moom dafa romb acteur de développement, facteur de développement la. di wax ni ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo fi nekk pour ñu mën a sàmmonteeg charte réew mi dañoo war a dëppoog li nga xamante ni mooy loi dëkk bi doon li ñu doon, ndax nit ku nekk da ngay doon li nga doon, ndax ku nekk ci ñun am na li nga doon. suñu identité duñu ko jaay kenn, ndax li ñu doon moom li ñu doon, ay africain lañu, ay nit ñu ñuul lañu, ay sénégalais lañu. intersubjective maanaam jàppalante, ñun am lañu lu ñu jël ñuy fexe ba ñu am ay métier, ñuy fexe ba ñu doon ay jullit, ñuy fexe doon ba ñu amul morom, ñu ni comme ni taalibe war nañoo amul morom. jërëjëf fa mel ne que coow li xaw naa bari lool, kon ñoo ngi ñaan di jégalu rek ñu wàññi xamante ni moo jóge ci mbooloo mi jëm ci ñoom te sëñ Cheikh wax ko su fekkee ne ñoom seen bopp. I miei personali, oltre ovviamente a quelli dell'intera amministrazione comunale, e vi do il benvenuto a Mareno di Piave. Credo sia la prima volta che il vostro incontro avviene qui a Mareno. Beh, per me è motivo di soddisfazione vedere quanta gente si adoperi oggi per parlare di convivenza, di condivisione delle regole, di vivere bene assieme. Si diceva poco fa, non è importante la religione, non è importante il colore della pelle, è importante rispettarsi reciprocamente. Allora non è importante se uno è musulmano, se è cristiano, se è bianco, se è scuro di carnagione, ma l'importante è condividere le regole del vivere civile e sapere appunto che c'è qualcuno che si adopera anche per voi che siete fuori dalla vostra terra e quindi vi aiuta a conoscere le regole del nostro paese, è motivo di grande soddisfazione, perché sappiamo che qualcuno ci aiuta e aiuta voi a vivere nella nostra realtà. Così come noi siamo aiutati nel capire i vostri bisogni, nel capire le vostre necessità e quindi saper rispondere al meglio a quelli che sono i bisogni di tutta la cittadinanza. Ecco, con questo spirito di sincera fraternità che vi do appunto il benvenuto a Mareno, come dicevo prima, e davvero vi sprono ad essere sempre più insieme a noi, a vivere insieme a noi la comunità. È importante che siate di Mareno o che siate di altre comunità dell'intero Veneto, ma è importante che viviate
le comunità dove risiedete in maniera compiuta. Allora anche le amministrazioni comunali, siano di Marino di Piave o siano di altre realtà, potranno rispondere ai vostri bisogni. Vi faccio davvero un bocca in lupo per questa vostra giornata di riflessione e di studio e vi auguro ancora una buona permanenza a Marino. Grazie e buonasera a tutti. Il ritrovarsi così cristiani e musulmani nella mia parrocchia Sagarera ha incominciato ancora nell'85 e c'è stata molta strada. Questa sera sono qua mandato molto volentieri dal Vescovo di Vittorio Veneto e dal Vescovo di Treviso, perché la Chiesa di Treviso e di Vittorio Veneto è molto contenta che cresca fraternità e ci sia aiutarsi in tante cose quando la vita è insieme. Molto succede, ci sono anche tante difficoltà, perché il lavoro c'è e non c'è, perché la salute c'è e non c'è, e avere tutto è molto impegnativo. Quel poco che ho potuto parlare con qualcuno di voi, ho trovato che ci sono molti che sanno spendere molto impegno per aiutare chi è in difficoltà e quindi le cose vanno meglio. Ci sono diversi che mi avete mostrato la vostra foto per l'incontro con il Papa. Sono molto contento di questo perché Papa Francesco lavora con tutto il cuore perché ci sia una solidarietà che risolve tante cose. Auguri per tutto. ngir bu ñu noppee ñun tam mën a wéyal suñu waxtaan kon ginnaaw bu ñu nuyoo Signor Kari bi nga xam ne mooy sindaako bi nuyu tamit Signor Joseph mi nga xam ne mooy wax naa ko léegi ne ko bés bi bésu noppalookaay la ci li koy liggéey ci seen wàll te bari na ay soxla yeneen kon su fekkee bàyyi na yooyu yëpp ñëw fekk sunu ndaje kon loolu nekk loolu rek dafa rëy ci ñun ginnaaw buñ ko ñaanalee ci liñ ko yeesalaat ak palam di ko ci ñaanal yàlla mu defal ko ci ndam te ñu bokk ci ñi nga xam ne tamit ñoo koy jàppale ba loolu mu ci bëgg lépp dina ko ci am ndax li nuy wax rek sunu bokk yi nu fi nekkal ne ñëwunu rek pour wut rek dem wante dañoo ñëw pour bokk ak yéen wante pour jàppale wala pour lépp loo xam ne dafay yokk li nga xam ne mooy seen développement. Non dovrebbe
dialogo e l'incontro che è stato proficuo. Siamo stati a parlare dell'incremento di questo discorso tra i cittadini, però lui dice che la religione siamo noi come culture, i cittadini che cercano di intravedere il campo della religione, ma la religione è stata già predisposto per un percorso pacifico, per un percorso di convivenza, soprattutto noi che siamo migranti e dobbiamo come cultura installare questo sentimento di convivenza sociale, di convivenza economica, ma non soltanto badarsi qui. Siamo migranti ma non per venire a arricchirsi e andarsene, ma venire inserirsi nel tessuto sociale, ma contribuire anche positivamente allo sviluppo socio-economico di questa città. La sua intenzione di ringrazia e mi chiede anche di trasmettere i calorosi ringraziamenti al signor Vescovo, ai contadini e tutti i cittadini di Piave. Grazie ancora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نوّر جناني سفي أماني وسد براي بركة بروم توبا بركة بشيخ عبد الحاضر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar cheikhuna cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di yeesalaat suñu jaayanteeg moom ñu ngi jiital ci nuyoo bi ki fi toog toogaayu Cheikhu Xadim muy Serigne Mountakha Mbacké ibn Serigne Bassirou Mbacké ñu koy ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal ji mu naa liggéeyal maamam ji mu àggale ko ci ñu kawe njortam mu ànd ko mbokku taalibe yépp Mbacké borom Touba. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di jox kenn ku ne sa wàccuwaay waaye nag di baalu àq bu baax di leen baal ci weer bu sell bi ñu génn di ñaan suñu boroom nanguñu suñu koor ak mbooleem suñu jaamu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar defal ñu tawféexu ku tedd ki te fat suñuy aajo barke borom Tuuba ci turu daayira Kanzul Muhtadin daayira bi nga xam ne kilifa gi toog di Serigne Mamor Mbacké moo ñu joxoon tur bi ci 2014 ba léegi donte léegi sax xaw nañoo néew ngir njàng léegi tey ñu ci bari génn ñu ngi nuyu di ziar suñu kilifa gi teewee tey jotaay bi muy Serigne Mamor Mbacké ibnu Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké ñu lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax ahlan wa sahlan fii ci Touba Treviso di amati mbégte rek ci teew bi nga teew fii comme ni nga ko baaxoo def at bu jot di la masawu coono bu baax yow ak ñi nga àndal ñépp ñu lay ñaanal suñu borom guddal saw fan yokk wér gi ba lépp loo yéene liggéeyee sa maam nga àggale ko sa sago barke borom Touba. may tuub bu baax rek bëggoon soñu sama bopp soo ñaari tuut tànk yi nga xam ne ñoom laa sekkal liggéey bi donte tuuti naa si lool waaye day yoon ñuy fàttalante doxalin bi nga xam ne moom la liggéey bi laaj ñu xam ne rek amuñu dara lu gën liggéeyal Serigne Touba lépp lu mu digle ñu nekk ci lu ci mel ne ak njub ak sàkku xam-xam comme ni nga ko waxee ci tasawudu si xaar te moytu jotaayu way taxit yi ay ndaw lañu di soog a tàbbi àdduna seytaane soxlañu lool waaye gën a góorgóorlu rek ndax Serigne Abdou Khadre daan na wax ne bëre de benn laa si xam bu am njëriñ muy bëreeg sama bakkan ba daan ko te loolu jamono ji ñu toll amul dara lu ñu ko mën a may lu dul liggéeyal Serigne Touba nañu gën a góorgóorlu jël suñu lépp jox ko Serigne bi gën a pasteefu bu baax a baax ci kenn Serigne Touba te ñu xam ne bëgg Serigne Touba du lu ñuy wax ci làmmiñ yomb na lool waaye ñuy jëfee la te jëfe boobu nag du dara lu dul sax si li mu bëgg bàyyi li muy tere nañu gën a pasteefu waaye rawatina nañu gën a booloo nekk benn ndax Serigne bi daa am lu ñu boole loo xam ne mënuñu koo séddoo kenn ku ne nag war cee bay sa waar nañu gën a tàppe xol yi te Serigne Touba rek tax ñu xam ne lu baax moom boo si nekkee yoon wi dina gudd lool te metti waaye ñu gën a gëm suñu bopp te bañ a xaar kenn ci dara la Serigne Mountakha waxoon rek ku dem ma dem ku demul ma dem liggéeyu Serigne Touba bi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am kon nañ ci nekk rek bu ñu geestu bu ñu taxaw bu ñu bëgg la neen lu dul Serigne bi incha allah day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a gën ba aljana rek Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér kon Mbacké ñuy Touba di rek
ñu sàkku rek nga ñaanal ñu suñ boroom gën ñoo xiir ci yoonu Serigne Touba bi ñu ngi tub bu wér ci kàddu yi ñu yëkkati jaaduwul suñu kilifa toog ñu yëkkati suñuy kàddu waaye dañ day taalibe rek yu bëgg a sax ci ndigal di ñaan lépp loo xam ne dëng na ci kàddu yi ngeen jéggal ñu ko te xam ne suñu matadi la lépp lu ci jub bañ mën koo jëriñu ñu xam ne mbaaxu suñu boroom la yaa nañu sëriñ bi far war nañu rees ci biiram ba faaw barke borom Touba nañu borom bi defal saxaadatan wa barakatan wa aafiyatan fi daarayni te lépp ànd ak taalibe gu dëggu te sax faaw barke xasida yi wassalaamu aleykum saxanatu daara ni ci liggéey bi ngeen liggéey ci nag ñi ngeen ko àndal ñëpp ñi teewoon ñu teew ñëpp signor Zambon abbiano dato il segno dell'apprezzamento che ho io nei confronti del vostro punto di riferimento che è qui oggi e al tempo stesso voglia essere anche un segno nei confronti della comunità senegalese del fatto che la seguo con molta attenzione dopo aver percorso un periodo molto lungo da sindaco, perché ho cominciato a fare il sindaco nel 1998 e mi ha fatto impressione quando sono andato via perché un giornalista scrisse: questo sindaco che è diventato sindaco quando c'era ancora la lira e quando non c'era ancora internet mi ha fatto sentire veramente vecchio, quasi un Flintstone. Ma oggi però ringrazio il sindaco nuovo di Conegliano, che ovviamente è sindaco in continuità con la mia amministrazione, mi ha lasciato alcuni incarichi, tra cui uno che apprezzo moltissimo, che è quello dedicato ai flussi migratori. E ripercorrendo la storia della nostra città, di questi ormai 30 anni di flusso, chiamiamolo così, posso solo dire che ho conosciuto tante persone per bene, a partire dai primi mediatori culturali. Non si offenda nessuno se cito Chamma Samba, perché è stato per me un punto di riferimento già dal 1998, ma anche per gli altri, e posso dire che la comunità senegalese si è sempre distinta per operosità. Parlo dal punto di vista aziendale, ho solo raccolto apprezzamenti da parte degli imprenditori relativamente all'impegno dei senegalesi. Dal punto di vista civile devo dire che quando abbiamo avuto anche ragioni di avere mediazione non tanto con i senegalesi ma anche con comunità abbastanza vicine, ho trovato nei rappresentanti del Senegal un grande punto di riferimento. E io spero che possiate continuare ad essere così, ad essere con il cuore nella vostra patria, perché è giusto che sia così. Credo sia successo così anche per gli italiani quando sono andati all'estero e succede tuttora per gli italiani che vanno all'estero. Mi capita di incontrare persone che magari hanno sviluppato attività professionali, imprenditoriali all'estero, che hanno il cuore comunque che li richiama verso il proprio paese, quindi questo è giusto ed è legittimo, però è anche bello pensare questa vostra doppia presenza in Italia e in Senegal, il cuore un po' di qua, un po' di là, con i figli nati qui che però inevitabilmente portano con sé il sangue, che è un sangue che proviene da una comunità come quella senegalese. E mi fa piacere salutare il vostro punto di riferimento religioso che abbiamo qui questa sera, di nuovo sapendo del suo impegno, sapendo della sua azione e avendone condiviso in questi anni i percorsi fatti qui. Gli auguro una buona permanenza, gli auguro anche una bella soddisfazione in questa occasione che è di riflessione al tempo stesso religiosa e civile, perché voi avete questo grande pregio di mettere insieme sempre l'aspetto religioso e l'aspetto civile, che secondo me possono essere sicuramente sussidiari. E niente, vi auguro buona serata, buon proseguimento e arrivederci alla prossima visita, che penso sarà il prossimo anno, immagino. Grazie. Sappiamo tutti che oggi è un giorno di riposo. moo doon maire bi fi nekkoon ci
at bi weesu ne ko ñun ñi ngi koy sant bu baax ci turu Sénégalais yépp te lii tamit wane na ne ba léegi xam na ne maire wala pouvoir bu mu mën di doon rek luy jaar rek la wante nit ki nga xam ne nag ak personnalité nit ki ak dignité am ak ay niw ak wàccukaayam kooku bu nekkee ci moom du fi jóg mukk kon loolu moo ko indi fii kon loolu ñun jàpp nañ ko jàpp koy tamit comme xarit comme ni mu ko waxee mu xam ne sénégalais yi fi nekk yépp loolu lañ ko jàppee moom moo xam mu nekk maire wala mu nekk président wala mu nekk ministre lu mu mën di doon rek ñu ngi ko koy ñaanal waaye liñ jàpp ci moom ay valeur la ñu nekk ci moom ak qualité boo xam ne qualité boobu nekkul qualité boo xam ne nit mën na ko kenn mën na ko jox nit yàlla moo ko jox nit kon ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla. La sua eminenza vi ringrazio il sindaco Zambon della sua presenza qui con noi e questo testimonia soltanto che non era per la carica ricoperta la sua presenza, era per pura amicizia e questo ne possiamo testimoniare davanti a questa comunità. Questo significa che i mandati, le cariche finiscono ma i valori non finiscono mai, accompagnano le persone ed è questa che è la cosa più importante. Noi, lui personalmente, in nome di tutta la comunità e nella sua veste di riferimento religioso, pregherà affinché ricoprirà altre cariche, che siano di ministro, che siano anche di altre cariche più alte di questi che hai ricoperto. Questo significa che chiediamo anche a tutta la comunità di cercare di riuscire a dare una risposta a questa bellissima testimonianza che lei ha fatto qui davanti alla comunità senegalese. waaw kii nga xam ne mooy liñ ko waxee rek qualité yi nga xam ne ak yiñ gis ak ni mu jàppee loolu mooy loo xam ne kilifa moom la war a yor ginnaaw yor na ko nag ñu ngi ko ñaanal yàlla mu jox ko ndomb ak tànk gu yi gën a kawe li ci des mooy lim ci wax ci wàllu ci gën a mbirum immigration wax na dëgg ndax tamit Italie ak àddina bépp la ne du Italie àddina yëpp ñoo joxlante parce que yàlla moo ko bindee noonu moo ko wax kenn mënul toog rek fi nga nekk dara kon immigration nekk na loo xam ne dafa ànd ak doomu aadama Italie nag moom dafa nekk lu ci ràññeeku lool ci wàllu ni mu tëyee nit ak ni muy wàlle dalale nit rawatina nag koo xam ne dafa tumuranke te loolu ci beneen mbir la ne ko fii ci li ci desit mooy sunu diggante ak yéen ci wàll bu nekk am na ay italiens yoo xam ne sax ci fii la ñu dëkk ñu ngi liggéey ak ñoom bu baax am na loo xam ne liggéey boo xam ne état Sénégal lañ leen booleel ba ñu ngi leen koy liggéeyal ba ci ñun man mi sax sama projet université bi li ci liggéey am na ci lu ci pare waaye am na ci benn partie boo xam ne mooy faculté bi ñu def communication ak lu bari nekk ci biir faculté boobu ñoom ñoom laa jëlee fii ñu ñëw defal ma architecture bi te liggéey ba tamit loolu ñoo ci fas yéene nekk kon dafa mel ne ñooy jokkalonte bi lépp rek lu rafet la te loolu ñoom ñoo ko wane ci seen ubbiku wante ci seen tolérance ci nit. La sua eminenza ribadisce come il signor Sindaco l'ha già detto nel suo intervento che lei è stato sindaco nel 98, quindi nel periodo della lira fino ad arrivare all'euro e questo significa che ha incontrato anche diverse persone immigrati. Questo soltanto per dire che l'immigrazione è un fattore in movimento, non si può fermare l'immigrazione e chi è cosciente di questo fattore è al di là della globalizzazione, è davanti al percorso di globalizzazione. L'Italia è un paese, si sa e sappiamo tutti quanti, tollerante, accogliente e lavora tanto nell'inserimento socio-economico dei cittadini, tutti compresi. Lui, come l'ha già detto anche lei,
c'è stata una vaga di italiani in migrazione, c'è ancora un'altra fase di italiani in migrazione, come lo sono anche altre nazioni in migrazione. In Senegal lui lavora anche come è il magnifico rettore dell'università che porta il nome del suo nonno, l'Università Cheikh Ahmadou Bamba. In questa università ci sono varie facoltà. C'è una facoltà, la facoltà delle comunicazioni, dove gli architetti che hanno fatto il lavoro di ristrutturazione e di istruzione sono italiani. Quindi significa che la cooperazione va al di là delle persone, quindi tende la mano anche a lei, alla sua comunità, ai suoi concittadini, che questo lavoro di cooperazione possa continuare per dare anche uno spinto sui lavori che si faccia in Senegal e che si faccia nella propria immigrazione, nella propria università, che lo scopo è soltanto di cercare di inserire e dare una mano nel sociale, e dare una mano nell'inserimento dei giovani. Questo è stato il discorso. Questo è, finisco lanciandovi, tendondovi la mano con un invito formale ad accogliervi in Senegal, ad accogliervi nella propria. Questa volta quando me lo dice io rendiamo un po' mi prendo nota, basta che mi dica quando. Benissimo. Vi manderemo l'invito formale. Vi auguro buon proseguimento allora. Grazie. kon ñi ngi jox sëñ Khadim Diop kàddu yi mu wax ci turu fédération Touba Télévision gi yëpp li nga xamante ni seen moom lañ bëgg mooy ñi déglu ko te mu ànd ak dal akuk déglu soxna yi ñu ngi leen di ñaan ak dal akuk déglu ngir jëmi Serigne Touba ñëpp ñu nekk saal ñu ngi leen di ñaan ak teewlu sëñ Khadim. أعوذ بالله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi saaxibul fadila alxalifatul aam li tariqati almuridiya al cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke di ko ñaanal sunu borom may ko gudd fan ak wér-gu-yaram ba yéen ji mu am liggéeyal maamam ju tedd ja mu def ko comme ni mu ko bëggee te ànd ko mbokki taalibe bi yëpp. ginnaaw loolu ñoo ngi jël nuyoo bu sell di ko teg ci loxob kilifa jotaay bi di sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada. sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziyaare di la masaw bu baax a baax ci coono yi nga jànkonteel ba agsi ci barab bii. noo ngi lay nuyu ci turu mboolem taalibe yi fi nekk yëpp ñu ànd lënkoo ci fédération daairatu xidmatul xadim ci njiital Serigne Khadim Ndiaye mu ànd ko ak waa daairatu mafatihal bishri ci njiital Serigne Abdullahi Ndiaye ak waa daairatu Castel Franco ci njiital Serigne Abdou Silla ak mboolem taalibe yëpp ñooy am mbégte di la nuyu te di la siyaar bu baax te di la masawu ci coono yi. tey am mbégte lool ci sa teewaay ci jotaay bi nga xam ne da nga koy def rek ngir xettali ñu waaye xam nañu ne am nga ay liggéey yu am solo yu lay xaar waaye sag baax ak sag bëgg ñoo xettali rek moo waral jotaay bi kon ñoo ngi la ciy sant bu baax a baax Mbàkke te di la ci ndokkeel. ginnaaw loolu ñoo ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ci diine ji. ñoo ngi la ci ndokkeel bu baax a baax xam nañu ne diine ji rek moo la ñor l'islam rek moo la ñor ginnaaw ba nga ñëwee teg sa tànk fa ko sa wajur wa tegoon radiyallahu taala anhu te mooy liggéey rek ngir l'islam. Mbàkke bokk na ci loolu université bi nga xam ne moom nga taxawal
ngir mbooloo mu bare bari di fa sàkku xam-xam noo ngi la ci sant bu baax te di la ci ndokkeel di la ci ñaanal tawfeex suñu borom ba nga àggale ko ni nga ko bëggee may wax ne bu doon dañuy dàkk bëggu sëriñ bi Mbàkke jam nga ko ndax sëriñ Touba léppam xam-xam la woon dundam gépp da koo sànkoon ci xam-xam ba nga xamee ne tuumaan nañ ko tuumay jug kenn ku ne naan kii daab jihadiste la mu mel ne ku ko confirmé yëkkati la xoom ne inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahid kon sëriñ Touba foofee la nekk boo ñëwee teg foofee sa tànk du ñu def lu di ci sant bu baax a baax te di la ci ñaanal ginnaaw loolu noo ngi lay yóbbante ab nuyoo ci sëriñ Muntaxa di la yóbbante sunu jëbblu ak sunu yeeslu ci moom di la xamal ne li mu waxoon ci yow rek lañ lay xoolee lépp loo ñu digal fas nañu ko yónnee def lépp loo ñu tere fas nañu ko yéene bàyyi te Mbàkke noo ngi ñaan yàlla boo nu gis ci loo ñu teree kon loolu ñi ngi la koy yëgal bu baax a baax ndax loolu mooy bëggug sëriñ Muntaxa moom la digle ci yow comme na ko magam yu baax yee digle woon kon loolu Mbàkke noo ngi la koy seedeel bu baax a baax ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mboolem délégation bi nga xam ne ñoom nga àndal jóge ba Sénégal ak ñi nga xam ne ci biir réew mi lañ nekk ñoom it ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen masaw ci coono yi bu ñu ci tuddee sarak sa xarit Cheikh Abdoul Ahad Mbacké teg nañ loxoom ci nuyoo bi mu àggale ko ci mbokki taalibe bi yépp ginnaaw loolu Mbacké noo ngi lay nuyoo léeg sa xarit sa rakk sa taalibe di ko xam lool muy Serigne Fadilu Mbacké ibnu Serigne Thierno Gelagal mi ngi ci jotaay bi noo ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare di la seedeel Mbacké ab taxawaayam ci gox bii di fi représenté Serigne Touba te mat ko lool l'islam rek moo ko ñor diine rek moo ko ñor te ku ko xam nga ci moom loolu am na ci mbokki taalibe yi ku ko doon way ba wax ci bayit bu am solo lool dal ne wanewul moom ne Mbàkke la sant ba mbusoo bi la ku ñëw fa moom mu soññi la wax la dëgg dolli la muy bayit bu am solo kon ñu ngi lay seedeel ab taxawaayam ci mbokki taalibe yëpp ginnaaw loolu ñoo ngi lay seedeel Mbàkke taxawaayu mbokki taalibe yëpp ci seenu bëgg Serigne Touba loolu Mbàkke ni ngi la koy seedeel bu baax a baax taalibe yi Serigne Touba dong lañ yaakaar Serigne Touba rek lañ gëm bu Serigne bi wootee ñu bàyyi seen yitte yëpp dem ca bu Serigne bi laajee ñu joxe lañ yor li koy confirmer lu matul ci at ak juróom-benn weer ñi ngi sàkku barabu Serigne Touba wala barabu lislaam na ko sa wajuru sell wa daan waxee lu matul ci at ak juróom-benn weer dajale nañ ci lu toll ci 100 000 euros kon loolu Mbàkke ni ngi la koy seereel bu baax a baax wax nañu ma ne ab pàkk sax moo xaw a defee waaye ñi ngi ciy gëstu bu baax a baax noo ngi sakk nga ñaanal ñu ci am nañ yaakaar lool ci ne boo ñu ci ñaanalee suñu borom dana ca def tawféex bu baax a baax kon loolu Mbàkke noo ngi la koy yëgal bu baax a baax di dellu di jégluwaat ci kàddu yi bu baax a baax te di la dalal di la xamal ne ñëw nga ci pàkk boo xam ne ñu la sopp lañ ñu yàkkamti woon nga ñëw lañ kon ñoo ngi lay dalal bu baax a baax ginnaaw loolu ñoo ngi sant mboolem tariixa yi nga xam ne ñoo fi teew di la seeree li Mbàkke suñu diggante ak tariixa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi muy diggante bu rafet lool mbokki taali bii de dégg nañ lool aay bi suñu borom di wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an waaye ñoom walaa tafarraqu ko dañ ko dëggal ndax ku ci xewle ku nekk rek sa morom dem kon loolu Mbàkke ñi ngi la koy seereel bu baax a baax bu ñu ci tuddee sëriñ alxaaji Bada Bay mi ngi ci jataay bi ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko am pastef lool di ko amit kóllëre lool bu ñu ci tuddee it sëriñ imam Sané tuddaale nañ mboolem taalib yi nga xam ne ñoo fi nekk di jël ab sant it di ko teg ci association yi nga xam ne ñoo fi teew ñoom it ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci seen pësteef ak seen participation ci bis bi kon kàddu yooyu lañu ma diggaloon ne naa ko jàllale ci mbokki taalibe yi lépp lu ci jub rek sunu borom moo ma taw fee xel ma dégg comme ni ñu ma ko waxee lu ci dëngit sunu borom moo ma waa Touba Veneto ñu ngi leen di siyaar bu baax ñu ngi ma koy fàttali di la seereel suñu diggante ak ñoom sunu borom daa dogal ñu nekk ci ay gox yoo xam ne waaw wax nañu ne indi nañ seen liggéey teg ko ci loxoy jëwriñ sunu borom daa dogal gox yi fasantikoo ñu nekk foofa di liggéeyal Serigne Touba
ñu nekk fii nu di liggéey Sëriñ Tuubaa waaye lépp benn la kon loolu Mbàkke nu ngi la koy seedal bu baax a baax in uriidu illa al islaaha wa ma tawfiqa illa billah wa salaamu llahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج لهم اللحلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللحلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنسات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وجه ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi ñaan ku sori woon mu jege si soxna yi maa ngi ñaan ku doon waxtaan mu may nu déglu nu fas yéenee dégg te jariñoo noo ngi jox kàddu gi l'ambassadeur de l'islam, l'ambassadeur de la paix, l'avocat des immigrés jëmm ji baaxoo di wax am kilifa moo ma gënal doon kilifa noo ngi jox kàddu gi jëmm ji nga xam ne foo ko fekk ci ndigal rekk la tënku am yéene yi dundal faratas yàlla sunu borom subhanahu wa taala jaare ko ci sunna sallallahu alayhi wa sallam njàngalem Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Mustafa noo ngi jox kàddu gi jëmm ji nga xam ne baru noppee gis al mujahidul akbar mu Cheikh Mouhamadul Moutada
way tedd yeesal ci jëmmam ji ndigalul liggéey dana liggéeyu lislaam bii mu Cheikh Saliou borom ngot ak njàppandal ak ndooka ak njurul mu jox ko ci ndigal muy ànd ak moom ba liggéey Serigne Saliou mag ba nu agsi ci jotaayu Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne liggéey firnde liggéey bu rëy bii nga xam ne Serigne Mamour ubbi na ko barki démb muy la faculté des sciences religieuses des civilisations et des humanités Serigne Mountakha ci jëmmam ju tedd ja dañu woon suñ ma tegoon ci pousse bu sax danaa ñëw ndax Mbàkke moo ko indi moo tegoon pose première pierre ba moo ko indi kon ko loolu ñor na ko Mbàkke vous avez écrit à tout jamais une page en lettres d'or dans l'histoire académique du Sénégal ñu rafetlu lool ku ñu reconnaître suñu diplôme nga taxaw ci di ki dox ba état Sénégal reconnaître le bac arabe ku jàng bac am bac arabe ma ne pour se écrire am doctorat am master loolu Mbàkke yaa ko liggéeyal Serigne Touba yaa ko liggéeyal l'islam Mbàkke nga bind turu Serigne Touba à tout jamais dans l'ordre des universités islamiques du monde muy ISISCO ñetti téeméeri université ak ñaar fukk turu Serigne Touba ne foofu ba ilaa jëmi sama yaa ko liggéeyal sama Xaadimal Mustafa kon Mbàkke loolu mooy firnde lan zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax ñeen biyal Mustafa te tahidu yàlla yàlla gudd sama نهج نبي المصطفى تتحدوا سرية طيبة تجدد نهج النبي المصطفى تتحدوا بعد لكل من له مقبول أما وسيلتي هو الرسول ولا استطاع طوي أقل مسايا ما لم تدم شبرا على الرزايا عليك يا مختار باجتهادي في كل ساعة على الرساد ولا سب التقوى وامطى الماء ولا تكاشر لعيبا فتندمان واصبر على البلاء والتقدد ودم على سكوت والتجلد إن تجتهد في العلم وقت صغري تنال مقاصدك وقت الكبر ولست تطوي ذاق المزايا ما لم تدم صبرا على الرصايا صبرا جميلا لا تكن كسولا إن الكسول لا يسود الجيلان ولا لكل ما نوى الجليل وثق بما جاء به الرسول ولا تساهب خير من يرشدك ونعي كل ساحب يحلبك إذ رب غمر قد خدا نبيلا بصحبة صالح لا تميلا ورب صالح خدا سديدا بصحبة الأخمق سرجحولا كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا بابا ديمان عن الهدى وبالعلوم استقلوا فاستقلوا بالاسم والتلاوة واجتنبوا مجالس السقاوة. ñu ngi sant yàlla bu baax it ci lim nu may nu dellu siwaat fekk leen fi di ñaan yàlla it ñu fekkewaat ko lu yàgg te lépp rek yàlla rek tax ak yonent bi ak Sëriñ Tuuba dañuy wax bu ñu waxee yàlla ku ne xam ne yàlla mooy lépp léeg-léeg nit wax sax ñu ne ko boo ne yàlla ak diw da ngay bokkaale waaye kon xanaa diw moom itam yonent bi da ciy daal di bokk ndax yàlla kenn rek la dafa yebal ay yonent yebal ay nit ñu baax kon lépp luñ fu ñu tuddee nit ku baax rek dafa dellu ca yàlla waaye kenn béralu ko ab turam wala ñu di ko def ak leneen ndax ñi ñuy tudd ñëpp di leen toftal ci loolu lañ am lépp ci yàlla lañ ko amee nun ñi topp ci ñoom it yàlla rek a tax ñu topp ci ñoom moo tax léeg-léeg di seetlu bu baax
shirku dafa nekk baat bu garaaw boo xam ne yàlla nee na laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha. kon nit bala ñu ciy dugg ci wàllu googu di ko askana nit na ko teylu bu baax yàlla nee na du ko jéggal kenn te lu jafe la sax nit askanal ko ci nit. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan def boo nee nit bu xas ne nit laa ilaha illallah rek mu ne ko kooku ar yaramam kenn amatul sañ-sañu rey ko ci kéefër te léeg-léeg sax mu nekk laa ilaha illallah jox la du sérieux bu baax ndax nañ la koy waxee ak fa nga koy waxee ñàkk pexe lay doon waaye loolu lépp yoonu yonent bi nekku ci woon ndax wax na ko rek jeex na la ca des mook yàlla la ñoo ko seq. kon loolu moo tax ñuy tudd nit ñu baax ñi di leen toftale ci leen. kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu kilifa yi nga xam ne yépp yéen a ànd ak ñoom ci liggéey bi te ngeen jiital leen ak gox yi nga xam ne yépp yéen a bokk liggéey bi te ñoom ñëpp ñu di fi tase. ni ma ko waxee di gërëm mboolem kilifa diine yi fi nekk ay maanaam ñi fi nekk kër yi diine yi ñoom ñëpp muy torox yépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen xam ne ni ma ko waxee rek la. balaa boobu yëpp ñu nuyu bu baax ñi nga xam ne mooy sunu wax sëñ Fallou wax naa ne su ma leen tuddee ci mbooloo jiital leen du bokk gi moo tax ndax loolu nit dëgg-dëgg boppam du ko jiital ci lu mu jàpp ne lu war a am la kuy séddale sax war a njëkk sédd sa boo dee nit wante yéen a ko wax dafa ñëw fi bàyyi lépp xam ne lim mën a amal boppam moom moo ko mën a liggéeyal boppam. am na loo xam ne da ko fee fekk ñu fàggul ko kooku chance am la waaye nag la muy amal boppam denc ko ba kenn du ko ca xatal kooku moom moo tax ngeen wax ne moo ko yéen dafa bokk ak yéen ci liggéey bi kon ñu ngi koy ndokkee ci loolu di ko nuyu bu baax di ko sant bu ko xamit xam ne loolu wóor laa bett waaye nag xam na li muy def di nuyu bu baax sëñ Xaadim Njaay mi nga xam ne moo jiitu moom ngeen jiital jëwriñ ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko ndokkeel du ndokkeel nag bànneex du ndokkeel koo xam ne da ngaa am bànneex wala da nga am pal ñu di la ci ndokkeel déedéet wante ndokkeelu massaw la ndax ku ñu jiital ci lu baax dañ laa sas dañ laa sëf ku ñu sas nag sëf la kooku ak ndokk la ci moom massawu la war a doon kon te xam naa ne tamit képp koo xam ne jiital nañ ko ci lu baax ay mbokk ay nawle ne yow yonente yi sax yàllaa ko daan def loolu waaye du woon noonu demewul woon noonu de ay mbokkam ñoo daan dajale nañ ko def d'accord nañ ci yàlla def ko ab yonent nit ñu baax ñii tamit sëñ Touba tamit noonu la dajewuñu ne nañ ko def muy sëñ Touba liy firnde ji mooy ba mu ko nekkee ay bokkam dañoo bàyyi seenu bokk dem fekki ko kon bu fekkoonte ne ay nit a ko fal kon kenn ku ne da ko naan jox ma sama wàll ci yëf yi waaye dañoo bàyyi seen lépp dem ànd ak moom ndax yàlla jën ca gis te ñoom duñ doyal yàlla ndax ku xam yàlla foo ko gis rek da ngay fàtte sa bopp kon sëñ Xaadim Njaay ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaan nga jottali tamit mbooleem ñi nga xam ne mooy mag sëñ Ablaye Jaw ñoom ñu ak mag ñi nga xam ne ñëpp dañ leen di gis guddeeg bëccëg te wóor na ma ne lu pare lépp ñoo ko fi jëmbat kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam yàlla bàyyi lañ ci seen kanam di gërëm bu baax sëñ Xaadim Jóob moom itam ci li nga xam ne wax na ko fi ñu ngi koy sant bu baax ndax tamit yëf yi moom amul ndaw ak ndaw mën naa nekk ay at waaye nit maanaam at yu bari di jëf-jëfi ndaw jëfi gone bu fekkee gone mooy jëf ju ndaw waaye ay atet mën naa néew ngay jëf yoo xam ne bu fekkee mag a ko war a jëf moom ngay jëf kon ci yëf yi ci pas-pas la aku jëf aku
doxin kon ñu ngi lay gërëm bu baax bi nga jiite ndaw yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla sàmm leen di gërëm bu baax it di sant sama doom yi wala suñu sët mooy Kanzul Muhtadin nee nañ maa leen ko tuddoon fàttewul naa ko sax waaye tur wu méngoo la ak bu ñu war a doxee wax Kanzul du mooy coffre-fort rek coffre-fort boo xam ne ña ca dugg ñañ ca def mooy ñu bëgg a tekki ci gàttal kon loolu defe naa mérité na ak yéen ndax li ma dégg ngeen di ko wax te ay xale ba noppi boole ci di jàng te nekk ci réew yi te ñu wax ne ñu bari ci yéen génn na sax far ci yeneen dëkk yi kon seen njàng sori na waaye njàng mu sori moomee ak seen diine kon dafa mel ne yéen itam yaakaar naa ne yàlla na leen yàlla dimbale waaye loolu loolu war a bàyyi xel la ci ne lii ngeen jëmbat lépp ñu mel noonu ñoo ko mën a suuxat ñoo ko mën a fexe ba mu meññ ndax ëllëgay tax kon ñoom itam ñu ngi leen di dalal bu baax di leen xamal ne ñu ngi ba tey gën a xool xale yi nga xam ne am nañ ci ay seen àll sori na ci wàllu googu mu njàng mu kawe ñoom itamit danañ xool ba lépp loo xam ne danañ fexe ba mën a jàppalante ko ndax wax ngeen ko léegi Cheikh ko wax léegi université Cheikh Amadou Bamba bi nga xam ne ginnaaw bu sëñ Mourtala sosee li ñuy wax al azhar mooy institut bi nga xam ne di tàmbalee ci njàng mu ndaw mi ba ci mi ci topp ba ci mu digg doomu mi nga xam ne mooy bi ngay jàngee élémentaire ba jàng moyenne ba nga xam ne yaa ngi ci maa ngi ci seconde loolu fi ngay jàngee am sa certificat wala nga am sa BFEM wala nga am sa baccalauréat ñett yooyu moom la ëmboon kon loola mu dem ba egg léegi ñu wutaat beneen loo xam ne mooy njàng mu mag mi nag nga xam ne kenn dutu ko mën a weesu foo mën a dem boo jàngee ba eggit fiyoofu mën nga faa jàng li nga war a soxla lépp ci sa àdduna wante ci sa wàllu diine kon ñoom it nañu góorgóorlu bu baax ndax yàlla def na ñu ubbi fa ay làkk yu bari làkk yi ñett sax làkk lañ ko ubbi ndax li ñuy wax ci làkk rek danañ ci dellu si mooy làkk mooy yàlla moo bind nit bu mel ay ixtilaafi alsinatikum wa alwaanikum nun yàlla moo nu bind kenn ku ne di wax dañoo wax sax ne waa aadama al asmaa kullaha dañu ne loolu boo gisee tubaab yi di firi ismu noonu lañ koy firee maanaam li nga xam ne day takk ci nit ki mooy koy màndargaal ñu jàpp ne tur woowu nga xam ne moom la sunu borom di wax ne moom la wax aadama mooy kenn làkk yépp suñ borom da ko koo solo nga xam ne boo nee ba ñu ne kooku def naa pël la war a doon nga ne seen wala ñu ne fay nga ne ab séréer la nga ne jóob ñu ne xanaa wolof la wala njaay kon dafa mel ne tur yi tamit boo nee Jean wala ñu wax turu tubaab dañ naan boobu turu tubaab la boo nee Abdou wala nangam ñu ne kooku turu naar la wala nga ne maam ñu ne turu wolof la loolu sunu borom dafa xereñ ci allamal al asmaa kullaha lu ne firee nañ ko waaye firi mi ci gën a niru loo xam ne mën naa bokk ci firi yi firi sax duñ ne lee gën laa gën waaye mën na cee bokk mooy aadama ci la ko sunu borom sole mbooleem xeet yi ak mbooleem wax yi ak mbooleem tur yi nga xam ne askan wu nekk aw turam dafa mel day bokk ak foofa am na tur yoo xam ne foo tuddee chinois am na ci tur yoo xam ne foo ko tuddee rek ñu xam ne kooku chinois la wala ñu ab arabe la wala ab leneen la wala ab espagnol la wala ab italien kon loolu moo tax ñu jël ay làkk yooyu lañ ciy jot ci am ñaari wala ñett di ko fa wax li ma bëgg a wax rek foofu ñun lu làkk bu mën di doon muy tubaab ba muy naar ba muy anglais ba muy espagnol ba muy italien ba dañ ko jël comme wax rek nit ki mën a jokkalante moroom nit ay wax ya muy wax moom te bokkuñu moo tax li ko kii junj léegi dinaa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu ak taaruf mooy tawaasul rek kon mooy fexe ba di jokkaloo wante ngeen xamante loolu wax moo koy mën a gën a yokk moo koy mën a gën a jàppandal la loolu moo tax université boobu tamit xëy na yéen su ngeen jàngee góorgóorlu jombul am na ay force ay matière wala ay xam-xam yoo xam ne su ngeen ca eggee yàlla mën naa def ngeen bokk ci ñu di ko soxla ngeen dafa mën di ñëw di joxe ay cours te sax yàlla def na sax
ci àddina bi fi technologie bi egg am nañu système boo xam ne nit mën naa toll fii ci université wala fu mën a nekk di joxe ay cours te day mel na moo ka koy joxe moo ka toog foofu ñoo koy def loolu lépp kon loolu lépp am yàlla def na ñu am ko foofu kon xale yi góorgóorlu leen bu baax kon nag li ci des mooy nun taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax ci lii nga xam ne moom ngeen di doxee muy yéen nekk ci barab boo xam ne waxtu wu ne dégg ngeen immigration fi mu toll ci àdduna bi moom la ñuy waxee kenn ku ne naan immigration yi tubaab yi di ci wax am ñu ci wax am ñu ci bàggale seen soxla waaye liñ ci wax rek mooy yéen na ngeen fexe rek ba téye li ngeen am yéen waaw téye seen diine téye seen dignité téye seen mbor téye seen personnalité ba kenn du leen yàpp ba mën a am ci yéen tur ngeen xam ne fuñ fi dem ci dëkk yi li ci ëpp fiñ ci dem rek danañ dem ci kilifa ya fa nekk bu dee ci walla ñi xam ñoo yore police surtout nag ñooñu lu baree bare dañuy dem ci ñoom ndaxte ñoo gën a xam lu bari ñoo gën a xam yoo xam ne xëy na yéen sax mën naa am lañuy xam ci yéen du ngeen ko sax xam ci seen bopp te ñooñu ba tey danañu dimbali ci nuy jooyante ko ndax buñ waxtaanee ñoom mën nañ caa jëlee loo xam ne buñ ñëwee fii toog wax leen ko ne leen lii kat nañ koy bàyyi xel kooku tamit dana jël ndax damay wax ne ñun li ñu indi fii wax naa leen ba tàyyi ne li ñu indi fii du alal du daraja du wut mbooloo mu ñuy wër ñuy wax déedéet wallahi yàlla xam ne du loolu kon da ngeen a nekk ci mission boo xam ne yàlla ngeen koy defal te sa jaare ko ci sëñ Touba mooy fexe ba wane l'islam ci anam boo xam ne ku ko bañoon sax wala bëggoo caa duggi sax waaye da nga ko war baal loolu mooy nit ki fu mu nekk day wane la mu nekk te muy lu baax da koy wane ci anam bu baax waaye boo yoroon ab jamaakat laxas ko ci aw sagar wu taq di ko jox nit sax bu ko jegee te moo ko ne bu ko laalee mu taxal ko sax du ko laal te fekk xëy na jamaa nekk ci biir kon li ngay yor di ko wane day rafet ba ku ko gis mu xemmem ko même bu ko bëggul sax na ko xemmem wala moom warmal ko loolu te loolu tamit moo leen indi fii ndax saa buñ ci gisee kilifa bu mu mën di doon li muy njëkk a wax mooy Sénégal yi nit ñu jub lañu xëy na rek léeg-léeg buñ leen waxee ni leen bu leen def dara ñu def ko diggante ay njaay ak ay yu demee noonu waaye ñoom loolu dogoon ko nag ay nit yu leen ci sonal mooy ni nga xam mooy société yi wala entreprise yi nga xam ne dañuy liggéey ay seen jumtuwaay léeg-léeg rek ñoo leen di sonal te loolu sax ñoom xam nañ ne loolu bu seen toor yéen ndaxte entreprise bu liggéey loo xam ne fals la mais du yéen ko liggéey ka ko liggéey xam nañ ko waaye loolu lépp teewul buñ koy yéen lañ ñuy sëf parce que yéen lañ naan yéen a ko yor di ko jaay waaye ña koy liggéey kay yéen ñoo def yëf yi waaye ak lu mu ci mën di doon bu leen ci xëccoo ginnaaw ay gan lañu nañ nekk ay gan rek loolu tamit loolu rek lañ ñuy faral di wax ne loolu moom mënuñu ci dara loolu it nañuy fexe ba di ko bàyyi xel bañ cee xëccoo léeg-léeg ñu dégg na am na ñoo xam ne xëccoo nañoo ab policier wala koo xam ne ci service d'ordre la bokk wala ab kilifa di xëccoo moom bay xalante moom sax bay jot di xeex ak moom loolu nañ ko bàyyi ndax fii réew yi toll buñ bàyyiwul yu demee noonu am na ñoo xam ne yàkkamtu lu dul gis lu demee noonu bañ taafantaloo ko jaxase fa rek lépp kon bul jàpp ne police bi ngay waxal yaag moom képp yéen la jàppal ne peuple bi yëpp la ndax lu ngeen fa jotee buñ ko siiwalee keneen mën na caa réew mépp mën nañu xëy yëngu ca loola rek ndax bari na réew yoo xam ne lu bari ci lu tuuti moo ko yëngal te fii ñu toll kenn ku ne da nga ne tong rek di yàqam ci bas gis loo xam ne da nga ko wax moo tax loolu nag xale yee tax may wax xale yi na ngeen bañ a dugg ci loolu da ngeen góorgóorlu ku leen sonal ginnaaw da ngeen a ci ñëw ci aw réewum jàmbur ku leen dóor sax bu leen fay parce que loolu dóor bañ a fay ci fii ak fayu la bu am solo ndax fii nitu yoon dëkku yoon la képp kuñ ci dóor nga gis ko nga xam ne yow xam nga ko nit def la ko ak ku mën di doon te fayuwoo jàppal ne kooku mën na caa jële loo xam ne duutu ko def boobu àddina kon nag loolu tamit daf ci mat xel kon mu ba mel ne kon loolu xale yi da ngeen ci gën a góorgóorlu bu baax gën a góorgóorlu ci yu demee noonu ba nga xam ne kenn duñu ci jàpp ndaxte ñu ngi leen di wax lu baax ñu ngi koy wax ku nekk ku ñu ci gis loolu lay wax wante damay wax ne nit dëgg-dëgg buñ ko dee tagg muy wonewu
wala muy yokkiku wala muy yokkamtiku kooku kenn waru koo tagg parce que mérité wu ko da ngaa war a gën a jëm suuf gën a jàpp ne kii kat daf laa soññ kii kat dafa bëgg nga gën a góorgóorlu waaye nit ki di ko loolu de su ko def moo tax mu mel ne kon kenn ku ne ci ñun na jàpp ne mi ngi ci loo xam ne saa bu nekk rek dañ ko caa war a fekk te loola bokkut ak li nga xam ne moo gën a ñoom bu ko defee bu boobaa ndax am nañu ay buntu yu bare waaye buntu yooyu nag li ci ëpp ñàkk li ci ëpp moo ko li koy waral tax ñoom duñ fa mën a jaar nuñ ko ñàkk organiser te ñu gën a nekk benn bu ko defee loolu dafay dimbale ñoom sax da leen di dimbale dana leen yombalal seen liggéey dana leen yombal ak li nga xam ne moom ngeen nekk te li koy waral lu bari ngeen bañ a fexe ba dara bañ a dox seen diggante ci luy tàqale ndaxte loolu su amee rek dana day tax ñoom liggéey bi duñ mën a kii li ci desit mooy ñu bari ci bari nañ ay wax ay affaire u këyit te xam ngeen ne léegi immigration bi li tax ñu di ko jàmbat sax nekkul yéen waaye fii jamono bi toll réew yi Afrique yi réew yi arab yi fu nekk di xeex ay junni nit ay millions ngi nit di génn gàddaay bàyyi seen kër bàyyi seen lépp koo xam ne mës sa génn am réewam mës sa génn sax ab dëkkam nga xëy bu ndoxataal ko ba mu xëy yenu ay bagaasam topp àll bi kooku xam nga ne kooku metti na lool te li ëpp ci loolu lépp réew jullit yi ñoo koy def réew jullit yi gën a ëpp alal sax ci àddina ñoo koy def ndax réewi arab yi ñoo li ëpp ci golfe bi ay pétrole moo fa am alal jot bari moo fa nekk te xeex bi gis ngeen ko fa la ëppee xeex bu metti bi ak ñëppee tumuranke kon loolu tubaab yi sax ñoo leen di mujj di dimbale nga xam ne ñoom ñi waroon a dimbale sax jullit yi far dañoo mujj di jël ay ngànnaay di ko xeexe ci seen biir di ko rayante ci seen biir loolu lépp ngeen gis ne kon yëf yi dafa mel ne kon nun leen nekk buñ ko xeeb kon bu nu fexee ba su nekkee ci dëkk yu ndaw yi dëkk yu mag yi di dëkki tubaab du dëkku diine ñu fexe ba ñi fi nekk respecté nañu respecté fi l'islam léeg-léeg nga gis ci ab tubaab sax mën la dañoo defee ne l'islam du benn fekk la ñu defee ne mooy l'islam moo dul l'islam parce que l'islam bu andut ak ngëm kooku l'islam amatul foofu ndax li ñuy wax l'islam moom la yàlla wax Jibril ne ko waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam demal nga kes laaj ko ba xam lan mooy l'islam ak liman nga xam ne bi mu ko laajee lan mooy l'islam daf ko ne mooy ngay julli di woor di natt azaka maanaam mooy li nit di def ñu di ko gis mais bi mu ko waxee iman mu ne ko nga gëm yàlla gëm àllaaxira nga xam ne gëm loo xam ne yow gisoo ci dara te dara wóoru la ci kon loolu mooy gis kon mu xam ne nit dana def loo xam ne ci kaw bokkut ak la mu gëm nit mën naa dem ca jumaa ja di julli njëkk fa yor ay kurusam di gudd yor ay nangamam di muuru yor ak koo ko gisee defe na malaaka la te fekk la ca biiram dara nekku ci lu baax kon dafa mel ne kon ñi nga xam ne kon te dafa mel ne ñooñu tamit dafa mel ne ñoom la nit di gën a bàyyi xel nga xam ne ka gën a mën a niru lu nit ku baax ka gën a mën a yoggi ka gën a mën a muuru ka gën a mën a nangam ka gën a mën a def nangam kooku la ñu jàpp ne yàlla moom kooku rek la mën a waxal mu mel ne kon loolu lépp dafa bokk ci li nga xam ne moo tax ñuy wax islam mooy li nit ki di def ci kaw te bokkul ak li nekk ci biiram kooku yàlla na ci yàlla musal mu mel ne kon ñun gëm googu nag nga xam ne moo tax ñu mën a def lii tey mën a réaliser mën a nekk foo xam ne lii lépp dafaa jafe ñu fexe ba teg ko fa kooku loolu mooy gëm moo ko mën def mais wax ci kaw ak jëf ci kaw bu doon loolu kon nëga ni xeex bee du am kon nëga ni duñ def bari na ñoo xam ne tey suñ fi toogoon képp bokkuñu ci ñun fukki nit képp buñ dajee ci ñoom fi police la fi du fi jóg fépp fu nekk lañ leen di wër ndax defe ne léegi bomb tàkk bi te moo na ñoom ne dañuy jàpp ne l'islam foofu la nekk kon xam nga loolu l'islam même bu fa l'islam amee bu julli jotee ñooy njëkk a julli mais gëm-gëm boo xam ne jaral na la nga defar nit defar na la nga def lu nit di mën a rafetal kooku mëntu rek ci seen xol kooku nag moo tax kon loolu lépp dafa mel ne yéen a taxawaay boobu kon immigration bii ngeen nekk du immigration boo xam ne wutkaayu alal la ndax damay wax ne wutkaayu alal du mel na yéen nit koo xam ne day bu waxtu njaay jotee bu waxtu liggéey jotee te bis bu baax wala lu baax mu jël ne am na fu moo xam ne mën na faa jëlee lu baax mu bàyyi fa lépp dem ci loola mais kooku du wutkatu xaalis kay danaan loolu jëralu ma ko parce que su ma bàyyee njaay mi dafa may raw wala su ma liggéeyee dañ may dàq waaye koo xam ne lu mu mën di doon bu dee lu baax nga bàyyi fa na nga waroon nekk kooku kon yéen immigration bii ngeen def mooy immigration bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon ni ki ko def te yàlla rek tax ak yonentam
bu demee yàlla rek ak yónnente moo ko tax moo tax bu ngeen ñëwee fii ànd gi ak di def lu mel nii loolu mooy tax day yomb ci yéen waaye bu fekkoonte ne xaalis rek la kon su ngeen ñëwee kenn mën na fexe ba dajale leen dudul du ne mu di ko ci nekk kon nag na ngeen góorgóorlu te xam ne loolu lu am solo la li ci des it mooy wax nga ko léegi muy seen barab yi nga xam ne junj ngeen ne da ngeen ko fi wut barab yooyu tamit nañ ko gën a wax nañ bu baax ay ndox yu ci amoon waaye loolu lépp amul solo ndax wóor nañu ne daaj wax ngeen ne dajale ngeen fi lu xaw a takku mais lu toll noonu lu ngeen di ko dajale te kenn ku ci nekk ci yéen am ay soxlaam yoo xam ne lam yor ci ay soxla sax mënta faj genn wàll gi te boo ko waxee ne ko indi sa ñaari dërëm yi nga yor ci sa poos ma def ko ci yàlla mu attan ko mais kooku beneen affaire la kooku du yëfi caaxaan kon nag fi ngeen ko defit mu wóor na leen kenn ku ne fi ngeen fi amoon ay château tamit boo xam ne da ngeen ko tuddi këru l'islam muy këru Sëñ Tuubaa te këru Sëñ Tuubaa mooy këru l'islam ndax damay wax ne bi sëñ Mourtada di wax ne nañ ko def nañu wax këru l'islam mais dafay ndax boo nee këru Sëñ Tuubaa am na ñoo xam ne dañu daal def ne bokkuñu ci te l'islam mooy Sëñ Tuubaa kon léeg-léeg sax dama ci boole ne boo nee kër Sëñ Tuubaa sax léeg-léeg ku sant mag sëñ bii jëw sëñ Fàllu mi dañu daal defee Mbàkke noonu Mbàkke yi kat noo moom kër gi loolu wóorul te loolu amewul noonu kon li am solo mooy këru l'islam la këru Sëñ Tuubaa mooy kër gu ñuy defaroo waaye kër gu ñuy dëkk ka toog ka tëdd ka yow kooku Sëñ Tuubaa fa mu ko soxla du fii kon fu ñu ko mën a defaral te tudde ko mooy fu ñuy defare nit dafa jànge dafa dalal ay nit yu baax dafa yare di fa tase di wax seen diine loolu mooy këram kon nag loolu dafa war a am te fii la gën a yellu damay wax ne bu amee fu mu gën a yellu mooy ci barab yi nga xam ne du barab bu diine kon loolu tamit na ci kenn ku nekk di def te lam soo amee ab dërëmam ab lu mu tuuti bu mu ko xeeb lu mu rëy bu mu ko xeeb ndax te it loolu dafa bokk ci li nga xam nañ ne jafe-jafe yi bari na xam nañ ne tamit yëf yi charge yi bari na ci yéen ndax fu yëngu rek ñu ne leen yéen jóg leen defe ne yéen a ngeen lu dul jeex te seen soxla sax mën leen caa faj dara waaye xëy na loolu moom yéen itam xoolu leen loolu damay wax benn bés ne damay toog ci mbooloo gis benn nit mu yor am mbuusam kenn ku nekk mu tolloo ko yow nga génne nga xam ne sax du la wax sax dara doo gis mu déy ko day indi mbuus bi rek taxaw nga daal di génne ci sa poche jox nga xam ne kon la nga ko jox préparé woo ko woon ma ne nag loolu yomb googu loolu yomb nañ jàpp ne kooku koy def na jàpp ne dafa yor am raxasoom rek ku taxaw mu jox la raxasul nga raxasu ku nekk raxasu ba seen loxo set yow nag raxasu moom boo ko naanee wala nga xëppoo ko defe ne sa yëfa yow lay lor waaye ñun du leen wàññi dara defe naa ne yóbbu ko fañ koy setale ba mu mën koo jëriñu loolu moo ëpp solo moo tax damay wax ne lu bari nañ koy bàyyi xel yomb gi nga xam ne lu leen nit wax ci seen alal du jar sax expliquer leen du leen defal it nag rapport waaw ndax nit it boo ko dee laaj war nga koy ne ko liir kat la ma la laajoon a ngi nii kon loolu lépp yéen soxlawu leen ko da ngeen di def te yàlla tax loola dama ne yéen amu leen ci sax problème waaye ñi koy defee nañ ko bàyyi xel ba xam ne nit kuy liggéey aw ñaqam ci jamono ci jafe-jafe kooku la muy joxe dofut ak du ñàkk fayda kon nag loolu tamit liñ ci jublu rek mooy gën a wax rek ndax ñun loolu rek lañ jàpp ne moom la ñu wax lu nekk ñu wax ca lañ xam bu ko defee loolu mooy tax ñu mën a àndin wu rafet te xam ne loolu buñ ci ngeen gën a góorgóorlu gën a bañ a yàkkamti surtout xale yi ngeen bañ a yàkkamti di fexe ba kenn ku ci nekk la muy liggéey lu mu tuuti rek na ca yem te doyloo ko bu ko defee yàlla dana ko ca defal la mu bëgg ndax lu am solo mooy yàlla faj aajo rek faj aajo bu ko nit ku nekk da koy ñaan yàlla faj sama aajo yàlla faj sa aajo kay mooy la ma soxla mu am defal la ko ndax faj sa aajo mooy jox la ay milliards yoo xam ne da nga koy denc te soxla woo ko wala boog mënoo ko jëriñu lépp loolu du faj aajo mooy boo bëggee lekk yàlla jox la lekk boo bëggee naan yàlla jox la loolu naan boo bëggee sol yàlla jox la nga am foo dëkk mais loolu mooy faj aajo waaye faj aajo du milliard boo def ci banque te doo ko mën a jot mën ngaa am sax nga wàcc ko fa ëllëg say ñeneen jëriñoo ko kon nag li am solo mooy nanu gëm façon gëm boobu mooy tax nit ki doylu moo tax nit ki lu mu la mën a defal ci teraanga bu ko xeeb lu mu la mën a defal ci ak aw ñaxam te yàlla rek tax na bu ko xeebal ndax yàlla mi nga xam ne mooy moom lépp kat di jox nit di ko may kàttanam muy xalaat sax xeebul kon nag asti keneen kon loolu moo tax ñun nag loolu rek moo tax suñu fi ñëwee dañuy jàpp ne loolu la ñu war a séq ak yéen wante lépp loo xam ne tamit gis nañ ko waxoon naa ko nañ ko wax sànq waxoon naa ko sëñ Mountakha ne que lépp lu ñu gis
danañ te danañ ca wax te loolu itam moo koy dimbal ndax lan la moom mënut xam yenn yi ndax moo fi Sëñ Tuubaa dafa am dañ koy sàmmloo mais du buur boo xam ne dañ ko faa teg ngir buur déedéet loolu xalaatu ko sax kon la koy mën a dimbale mooy lépp luy tax ànd bi na ànd ak Sëñ Tuubaa rafet loola lañ koy mën a dimbale bu ko defee nag loolu tamit day laaj kenn ku nekk jàpp ne loola yow tamit daf laa war loo gis ci lu dul noonu rek moo tax nag lu baree bari ñu ngi koy gis ci loo xam ne kenn xamul lu muy niru te lu nekk rek ñu jël ko taxal ko ci moo tax damay wax ne léeg-léeg nit dóoral Sëñ Tuubaa loo xam ne da koy metti lool waaw ndax yàlla dafa waxoon Isa alayhi salaam ab yonent la woon mais yàlla dafa anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummi ilaahayni min duunillaahi qaala subhaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu maa fi nafsi wa laa a'lamu maa fi nafsika dafa am ñu daan jaxase yàlla ak Isa nekkat Isa mii dafa wax ne yàlla neen moo yàlla moog yaayam yàlla bi mu koy laaj loolu di ko laaj xam na ko parce que yàlla buy laaj nit xam na tontu bi mais dafa bëgg joxe ci leçon ba ëllëg nit ki luñ ko sóob ak fu ñu ko mën a dugal am na sama benn doom bu ma mas a wax ne dafa am ku ko ne yow de sa waajur nee na du wàll yu ma ne ko wax dëgg yàlla de bu fekkee wàll yu mooy kilifa day ci ay ak njabootam nun ñëpp ay wàll yu bu fekkee mooy dem aras nag wax dëgg yàlla moom dem waaw kooku moom dem waaw loolu léegi nag buñ la sóobee ba ne la yaa nga fay dem nga bëgg a ŋaati wala firee ko di dem te nit ñi Sëñ Tuubaa wala nit ñu baax ñi dañoo liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm leen nun mu topp leen ci loola kuñ ca toftal nag taqal la ca di la xool sante ko yàlla te seq ak nit ñi loola man de foofu laa yem loolu daal laa gis kon nag nañu gën a takk bu baax te bàyyi xel yu bari te gën a jaamu yàlla tamit ndax yàlla kat moo nu bind te loolu la seqoon ak ki nga xam ne loolu la ko ci nu topp loolu la doon def kër yi diine yëpp it loolu rek moo fa nekk kon na ngeen góorgóorlu bu baax ngir jant bi dafay mi ngi bëgg a guddi kon soxna yi nag yéen tam ñu ngi leen di gërëm bu baax xale yi ñuy gis ñuy daw ak ci baax na ndax sax xëy na ñu ngi ci biir xam li ndax boo leen defalul lii tamit mën naa am ñu nekk ci leneen waaye tamit teewul nag nañ leen di indi tamit ñu di leen jàngal nañ leen di indil ci fii ci kër yi wala ci barab yi nga xam ne wur ngeen ko ñu di leen fa xamal lu tuuti ñu di ci xam seen diine xam ci seen àdduna bu ko defee ëllëg ak si ba lii fi nekk lépp ñoo koy mën a danañ ko mën a ëllëg danañ ko mën a saytu dañ ko mën a sàmm kon daal ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla képp ku fi ñëw yàlla faj sa aajo temps bi ngeen fi def bàyyi seen liggéey bàyyi seen njaay yàlla na leen ko wóotu yàlla fulal ci aw yiw te defal leen ci barke te yàlla defal leen jàmm defal ko ñëpp kon soxna yi loolu rek la ñuy wax na ngeen góorgóorlu sàmm seen borom kër sàmm seen njaboot sàmm seen diggante tamit ndax bu leen bokk mukk ci ñi nga xam ne dañ naan tubaab yi lii la ñu def boo fi ñëwee da ngaa am sa liberté kenn amu ko ci àdduna kenn amu ko ka koy digle ne moo koy def moo ko gën a ñàkk parce que loolu ñëpp doomu aadama mënu ko def kon nag bu ngeen ñëwee fi ànd leen ci ngor ànd leen ci jom ànd leen ci diine bu leen kenn mën a dugal ci ngeen di féewaloo ci ay matériel wala ci xaalis alal wala ci loo xam ne ay matière adduna rek loolu adduna jëru ko ndax lu mu ci mën di doon day dem rek te dem ak lu ñaaw te ëllëg lu fa xas lu nit def lii ba dem fa ëllëg foofu kenn dutu fa jóg te ku fa jógul nag la nga fay daj ak la fay nekk loolu ku ci nekk yàlla na ci yàlla musal te lay tax nag nit ki da ko war a fàggu fii kon na ngeen def seen diggante kenn ku ci nekk ab sëyam na ko téye bu baax góor gi na yërëm soxna si itam na ko wekk te teg ko muy kilifaam bañ a dugg ci dara loo xam ne da ci féewaloo ak moom yéen ñi amul sëriñ it yàlla na leen ko yàlla jox damay wax jigéen bu ko kenn jàpp ci ay caaxaan bu jigéen yàlla daf ko warmaal képp koo xam ne da ngaa warmaal sa bopp da nga gis ci sa bopp loo xam ne dana la wóor na lii boo ko deful mooy da ngay mujj sànq sa bopp te loolu àddina jëru kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na yàlla defal leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu te lu mu bëgg mu fas ko sëriñ bi ñaanal na bu nu ñaanee bàggal na ñëpp danañu ko siyaare fu waay toll na tàllal loxoom tey wax amin lu waay bëgg na ko fas mbàkke yàlla na fi yàlla yàggal te wér amin ya rabbi lu waay bëgg na ko fas amin ya rabbi amin ya rabbi amin
yàlla la Serigne Touba sàmmal boppam Mbàkke amiin ya rabbi. من الحق جاء الحق للحق في سهبه بحق مبين لا يواليه من سهبه من الحق جاء الحق للحق في سهبه بحق مبين لا يواليه من سهبه من الحق جاء كل الحق في سهبه بحق مبين لا يواليه من سهبه كتاب به نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا وأخرى من الكرب رجونا من المولى به خير مطلب وفزنا به في كل دفق وفي جلب لقد سار كنزا باقيا عزة لنا يقينا به مولى أسى كل ذي دبي إذا ما ترون يفزنا بما اختفى على غيرنا من سر جالب المبين قام بهذا أكرمنا إلى الأكرم وهاب في البعد والقرب تفارقنا الأعداء والسك والبلاء به وأنلنا الخيس ببعدا انتفاع جلبي غفرنا به من هدانا تلقيا بجاه الذي أمداه قد غدت دامي عليه صلاة الله جل جلاله بأسابه عن آدل الأفضل الحزب عليه سلام الله ما دام مصطفى وما لنا المولى به أسبى سعبي عليه سلام الله ما دام مصطفى وما لنا المولى به أسبى سهبي